yépp jamono bii ci biir réew mi ak si bitim réew ñoo ngi ñuy teewlu ci fi gën a sori ci biir Sénégal suma mbokk waa Caajaay yi waa Mbuur waa Thiès ba fa gën a sori ci Sénégal waa Matam waa Podor waa Ziguinchor suma dëkku xol waa Kanel waa Njum fa gën a sori waa Ourossogui ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waa Thiès waa Kébémer waa Touba Mbacké waa Tivaouane waa Daka Médina Gounass Popenguine le clergé ñoo ngi leen di nuyu ëttu diine yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo ŋànk Sénégal di nuyu kilifa réew mi yëpp muy góor ak jigéen muy mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn di sant bu baax a baax sunu borom subhanahu wa taala moom mi ñu permettre ci waxtu yu am solo yi dans la vie d'une nation mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui à un moment donné ont décidé de sacrifier leur confort personnel, sacrifier seeni week-end seen confort tout court ndax Sénégal moom moo ñu jaral loolu moom moo ëpp dayoo sunu jëmm yu ñàkk solo yi nos êtres périssables réew moom nag nga xam moo ñu defal lépp tey jamono bu nekk dañuy laaj lan lañ ko mën a delloo un tant soit peu donc vous comprendrez aisément que c'est avec beaucoup d'émotion la ñuy toog tey jàkkaarloog sénégalais yi sunu papa yi ak sunu yaay yi di leen wax ne am na foo xamante ni bu fa réew tolloo ku toog di seetaan lu xew su ëllëgee da ngaa bokk ci ñu tooñ te boroom xam-xam bi dafa waxoon ne ñi def ba yàq ñi xamut bi ñu defee ba yàq tooñuñu ñi tooñ mooy ñi nga xamante ni dañoo xam ba pare toog jàpp seen njàmbur di seetaan am na lu gën a yomb li ñu tànn tey ku nekk xam na ni réew mi di doxe ku nekk mën ngaa dem lijjanti sa bopp bu ngoon jotee nga dem toog jàpp sa njàmbur ak sa njaboot loolu moo gën a yomb tey tàmbalee gu ñu sax ngeen gis ñoo xamante ni jàpp nañu ne la leen yëkkati moo ñu yëkkati ñun muy intérêt personnel fekk na ñun romb nañ loolu fa ñu yare may gërëm bu baax suma papa ak suma yaay bi nga xam ñoo nii gunge ñu di fàttaliku bu baax suma maam bi nga xamante ni moo ma yar bu doon suñu njëriñu bopp rek kon du ñu toog fi tey di wax ak yéen ndax lii lu métti la incarner un leadership wala tenter d'incarner un leadership c'est extrêmement crevant c'est fatigant c'est à la limite épuisant mais Sénégal moom moo ëpp loolu le 31 juillet prochain Sénégal dafay dem ci élection yu am solo muy élection législative ñun dey màgg nañu xàmme nañu du Papa Djibril Fall rek nag moom moo toog di wax waaye ñu bëgg Sénégal ñoo ànd ak ñun ci mbir mi te yàlla xam na ne lu mu jaral ñi yàq dina jaral lu ñu toll ngir defar ndax réew mii rek la ñu am Sénégal la ñuy jox sunuy guddi ak sunuy bëccëg Sénégal moo tax mënatuñoo nelaw ba yandoor Sénégal moom moo tax jamono bu nekk du ñu jóg mukk fu ñu nit woowee ñu bàyyi suñu yitte yi ñuy def yépp dem bokk ko ak ñoom fa gën a sori ci Sénégal tey mën nañ ñoo seedeel loolu mën nañ ñoo nangul loolu daray tappale wala daray njuuj njaaj taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy dem dagaan baatu sénégalais yi ay candidat lañ Papa Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha allah sunu jaar-jaar
ak liggéey bi ñuy def suñu borom xéewale woon ñu ko muy journalisme may remercier bu baax journalistes yi fi nekk ak journalistes yi nekk ci biir Sénégal yépp Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo doon wax ne journalistes yi dañoo am une mission prophétique waaw may waxtaan ak benn bés Serigne Moussa Nawel mu ne ma yonent yi sax ay journalistes lañ woon mooy prêcher la bonne parole ay journalistes jouaient dans ce pays un rôle extrêmement important pour accompagner le développement économique et social de ce pays moo tax je n'accepterai jamais que cette belle corporation kenn di ko traîner dans la boue parce que ñoom comprendre nañ ne responsabilité boo gis liberté boo gis responsabilité moom moo koy accompagner et pour la presse sénégalaise nous la savons extrêmement responsable extrêmement consciente et extrêmement consciente surtout des enjeux du moment moo tax maa ngi leen di gërëm bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fii métier bu am solo la ñuy def métier boobu ma doon def yàlla wërsëgale ma ko permettre ma nag ma dox ci biir Sénégal ak ci bitim réew rencontrer sénégalais yu bari waxtaan ak sénégalais yu bari gis seen yitte ak seen i bëgg-bëgg ak li nga xamante ni moom la ñu bëggoon di ko nësër damay wax ne boo génnee Sénégal dafa am ñaari sentiment yu lay animé boo demee ci dëkk yi nga xamante ni dañu avancé te ñun ñoo leen rawoon ñaari sentiment moo lay animé sentiment bu njëkk bi c'est un sentiment de fierté tout court en tant que humain nga gis doomu aadama réaliser de grandes choses nga xam ne doomu aadama fàttewul li nga xamante ni moom moo ko indi woon ci kaw suuf muy être le vicaire de Dieu sur terre beneen bi sentiment bi c'est un sentiment de tristesse et d'amertume mais nga ne waaw ñun mais réew ma leen ma jógee mais tamit ay doomu aadama comme ñii ma gis ñoom ñoo fa nekk waa lan moo tax mënuñoo góorgóorlu bàyyi naxante bi bàyyi luubal bi bàyyi yenn yi nga xamante ni yëpp amul solo bàyyi gaañante bi bàyyi reyante bi bàyyi xeexu politique bi nga xamante ni amul njëriñ ngir yëkkatiku ngir jël en charge les véritables enjeux de notre pays sama candidature dafa am beneen nag niveau boo xamante ni moom la am réew mi ñu nekk juróom-ñett fukk yoo jël 80% yoo jël am seeni at moo ngi toll ci 20 et 25 ans 75% yoo jël seeni at moo ngi toll ci fanweeri at ak juróom la moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale tourne autour de 56 ans waaw ndaw ñi ngir yàlla nañ ñu bàyyi sunu baat jóg ci biir campagne électorale bi ñu wax li ñu bëgg ngir yàlla nañ ñu bàyyi Assemblée nationale qui est par excellence le lieu de la démocratie de la représentation nationale mais si la frange la plus importante de notre société teewul ci Assemblée nationale mais est-ce que cette institution extrêmement importante est-ce que soriwul sa vocation originelle qui est tout simplement d'abriter de regrouper de polariser toutes ces intelligences mais toutes ces franges toutes ces forces vives de notre nation pour que kenn ku ci nekk mën di yëkkati mbébétam ci fu am solo foofu kon loolu les jeunes c'est tout simplement demander justice loolu rek la ñuy laaj justice mooy que ne kat dinañ am kàddu te incha allah li ma gis ak li ñu jot a gis xam nañu ne mbir mi dinañ ci jot ci ni mu gën a rafete exercer ko ni mu gën a rafete incha allah am na nag lu xew ci sunu réew li xew ci sunu réew mooy dafa am benn loi boo xamante ni dañu ko indi changer sunu nañu daan voter muy parrainage waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne joŋante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaane te loi bi ñu koy def waxtaane wuñ ko procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa baatu askan ci sa teeyu bakkan parrainage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi suma yaay yi suma papa yi suma rakk yi suma mag yi suma bàjjen yi nga xamante ni yépp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbëggeel seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen a gis suma jëmm dama leen di delloowaat mbir mi ne leen bëgg ngeen ko
waaye man bëgg naa ko waaye ngir ngeen wan ne ma bëgg ngeen ma yóbbu foofu ngir baykat yi ma mën leen a waxal seen soxla sàmmkat yi ma mën leen a waxal seen soxla nappkat yi ma mën leen a waxal seen soxla ndaw yi nga xamante ni jamono bu ne ñoo ngi jël gaal yi di dee ci géej gi seen dëj yooyu ñi nga xam ñoo dee ci géej gi seen dëj yooyu ñun dëj yooyu dinañu def incha allah yëkkati sunu kàddu fàttali conscience ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor réew mi ne leen loolu warul woon a mën a nettee mënatul nekk dootuñu ko nangu ndaw yi Sénégal ëppale nañu leen ni ñu amee solo ak réew mi ni mu amee solo ak ndaw Sénégal ni mu yàggee am solo ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël gaal di dem ci géej gi ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël désert bi di dem naan day dem Espagne waaye magi Sénégal liñ ci bëgg mooy ñu dalal seen xel ne leen mën ngeen a dem noppalu tool bi du booy moo tax ñun waxuñu benn yoon alternative générationnelle ñun alternance waxuñu sax alternance générationnelle waxuñu sax alternative générationnelle ñun solidarité la ñu wax entre les générations moi je suis très bien placé pour le dire parce que suma maam moo ma yar saa bu ma ko daan tàggu di ñibbi si fii ci Dakar dafa may wax ne ma yaa ngi may tàggu rek wéetaay di ma gane gëwuma conflit de génération li ma gëm mooy il faut faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations entre ces intelligences on a suffisamment construit de murs entre nous il faut maintenant construire des ponts et il y a aucune entité dans cette nation amul politicien professionnel amul koo xam ci boppam la nekk amul selfish amul individualiste amul koo xam boppam rek moo ko yitteel koo xamante ni mën na tere jëmm yi nga xamante ni defar Sénégal moom moo leen yëkkati ñu egg ci barab yooyu nga xamante ni fa la ñuy defaree Sénégal te jàpp nañ ne assemblée nationale nag wax dëgg yàlla barab bu mucc ayib la pour waxtaani réew mi barab bu mucc ayib la pour defar réew mi Serigne Fallou Mbacké daf daan wax ne li yées ci kilifa mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek sa seen xel jël la waaw waa Sénégal maa ngi leen di laaj kan moo fi am soxla xelam dem ci assemblée nationale ne bu ci àddoo mu faju kan mooy am soxla ci Sénégal fii may wax ak yéen gaz de moo ngi ñàkk ci réew mi fii may wax ak yéen démb de dund nañ ci réew mi loo xamante ni fàttalikuma fu ñu ko fi dundee mooy journée sans sage-femme sans blouse blanche waaw ndax dégg ngeen ci assemblée nationale ndax dégg ngeen ci commission bi yor la santé au niveau de l'Assemblée nationale Serigne Fallou nag moom moo wax loolu nee na kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la kon nag kilifa war naa assumer responsabilité bi mu am kenn waxul ne soxla yëpp dañ koy faj waaye ngal la waslu ci àq kon parrainage bi sénégalais yi ñëw ngeen ak doole bi ñu yëngoo rek ñëw ngeen waaye gën leen a ñëw nag ndaw yi Sénégal nañu wane ne capable nañ magi Sénégal bëgg nañ ngeen jox ñu quitus jox ñu caution seen caution morale gunge ñu ba nga xamante ni dinañ egg ci barab boobu na mu gën a selle taxawal leen taxawaay bu mucc ayib taxawal leen taxawaay boo xamante ni Sénégal dina ci jóge daal di wuti nag yoon woo xamante ni yoon wu am solo lay nekk leneen li nga xamante ni dinañ ko wax mu nekk loo xamante ni lu am solo la mooy amuñu benn nous sommes libres de toute partisanerie actuellement politique nekkuñu ci benn contingence politique amuñu tamit benn engagement politique ci quelque bord que ce soit li ñuy def mooy tracer une ligne envisager une ligne boo xamante ni dañ koy construire boo xamante ni dañ koy liggéey ak ces sénégalais ces sénégalaises yi nga xamante ni sonn nañ ci bipolarisation bi nga xamante ni constaté nañ ko dans l'espace politique sénégalais machiavélisme bi nga xamante ni gis nañ ko loolu tamit dañoo foog ne tey jii war nañoo nekk dans un effort de co-construction war nañoo laisser toute la place au débat démocratique war nañ ci bàyyi place à l'idée à la pensée à la réflexion stratégique bari na ay kilifa yu ma xam yu nekk ci réew mi mënatuñoo àddu sax ci débat public te pourtant ay boroom xam-xam lañ Sénégal defal leen lépp te mënatuñ ci àddu ñun xam nañ ci lu bari kon ñoo ngi ñaan rek ne defar Sénégal rek la ñu bëgg defar Sénégal rek moom moo ñu yëkkati
defar Sénégal lekk moo ñu ñor ñun ñi ñëpp ñu ànd kenn ku ci nekk waroon naa mën a toog ci suma place bi tey ñoo ma ko gën a mën ñoo ma ko gën a xam ñoo ma ko gën a bëgg seen bëgg Sénégal sax damaa jaaxal seen bëgg Sénégal sax daf ma jaaxal donc patriotisme nag dañ ko donn Sénégal dafa am ñoo xamante ni dañu sacrifier seen dund yëpp pour Sénégal El Hadj Omar Foutiyou Tall lu mu dajul pour Sénégal amul Thierno Souleymane Baal la révolution torodo lu mu dajul Sénégal amul waaye gis nga ko ci élégance ba mu defee révolution ba pare dafa jox Cheikh Abdoul Khadir Kane ne ko yow yaay gouverner waaye xam nga loolu du njëriñ loo fekkee waaw donc ñun suñu bët foofu lañ ko teg na Amérique ñuy tuddee Abraham Lincoln di tudd George Washington France tey jii tout le monde veut être gaulliste ndax De Gaulle lekk ndeysaan taxawaay bu am solo ba mu defoon ba nga xamante ni Allemagne jël na France téye ko ci loxoom mu ne déedéet français yi lii mënuñu ko seetaan jóg leen ñun ñooñu la ñu teg suñu bët dañoo bëgg père fondateur yooyu ñu revendiquer ko ñooñu duñ leen nier ci suñu histoire duñ leen nier mukk ci suñu histoire ba ci génération bi nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji Malick ak mag ñi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo seqoon réew mi Maulana Cheikh Ibrahima Niass ba ci doomam bi nga xamante ni moom moo fi mujj moo fi nekkoon muy Seyda Mariama Niass nekk jigéen def ci jàng ak jàngale lu am solo son effort de guerre contre l'ignorance est inestimable waaye ñooñu duñu leen jàngale ñooñu nag lañ bëgg a dem seen ndono lañ bëgg a yóbbu assemblée nationale donc patriotisme boobu ñun foofu lañ ko nàmpe foofu lañ ko jële foofu lañu ko jànge donc li ñuy def tey amuñu ci benn complexe amuñu ci tamit benn regret parce que ñu bari dañ lay ñeewant naan la li ngay dugg nangam ak nangam sama yaay soxna su tedd see fan yëpp nelawut waaw waaye moom lii ci maamam laa ko donnoo ak baayam waaw moo tax pexe amul li sëñ Cheikh doon wax taxaw rek mënta ñàkk donc maa ngi leen di gërëm bu baax encore di leen sant di woo nag ñi nga xamante ni yëpp ñun ñoo bokk gis-gis les mouvements citoyens góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi nga xamante ni def politique mësul nekk seen yëf ñu leen di wax ne leen politique lu am solo la politique lu am solo la politique mënta ñàkk ci dundu doomu aadama waaye nag li ñuy bañ mooy nit def ko métier ñi nga xamante ni ñoo professionnaliser la politique koo ci laaj lu muy liggéey yenn saa yi sax mu ne la je suis dans les affaires fekk politique rek lay def ak dóor marto ak lijjanti ak làqarti loolu ñun ànduñu ci donc politique lu am solo la loolu moo tax ñun dañu am gis-gis ci assemblée nationale laay wax gis ne du parlement dans le jeu des institutions moom mooy nekk li nga xam dañ koy jël teg ko suñu bët am yéene egg foofu di tàllal suñu loxo ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañu ak ñun gis-gis bi ñu ànd ñu liggéey Sénégal ànd nag song li nga xamante ni moom mooy lii nga xamante ni moo xew te ma wax ne léegi d'accorduma ci muy le parrainage ñu ànd waaye parrainage bi d'accorduma ci parce que c'est pas consensuel lu doy waar la lu yéeme la d'accorduñ ci moo tax ma leen di delloo bal bi sénégalais yi ne leen parrainer leen ñu le maximum possible la ñu bëgg ngir ñu dem teew ci péncu ndaw réew mi ngir teewal leen fa sunu bopp yëkkatiwuñu yéen la ñu yëkkati yéen la ñu bëgg lii fi xew démb muy journée blouse sans blouse loolu lañ bañati mu am fi waaw loolu lañ bañati mu am fi ndax corps médical boobu ci biir Covid bi li ñu taxawaayam kenn ku ci nekk amoon nga fierté am mbokku médecin kenn ku ci nekk amoon nga fierté am mbokk boo xam ne day yëngu ci corps médical ñu sargal leen tatagal leen sunu réew parewul woon pour dékku virus bu toll noonu waaye ñooñu nag justice tey jii mooy ñu mettre leen dans les meilleures conditions optimales pour ñu mën a def seen liggéey confortablement ñoom tamit ñu xamee responsabilité bi ñu am xam ne métier boo mën di exercer dans la vie dafa am un sacrifice boo xamante ni foog nga taxawee ko ba nga xamante ni di nga mën a rafetal sa digganteeg sa askan. Destin croisé, 2 points, défi et responsabilité.
dañu am destin avec le Sénégal sunu borom tànnal ñu réew mu am solo mi réew mu mucc ayib bi lépp la am manqué wuñu dara lu ñu teree dem kon foog ñu defaraat taxawaay bi taxaw temm ak fulla ak fayda ak sell gu mat sëkk taxawaay boo xamante li ñuy def ngërëmal yàlla sunu borom lañ ciy wut waaw qu'au crépuscule de notre vie du ñu am l'impression d'avoir vécu inutilement moo tax ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di talal sunu loxo nag bàyyiwuñ kenn ngir sénégalais yi ñaanal ñu fekke ko tal ko ànd ak sunu yaay yi ànd ak sunu papa yi ànd ak sunu maam yi ànd ak sunu morom yi waaw sunu morom yi moom tey nelaw amatul pour man amatul guddeeg bëccëg rek nuit blanche rek ba am ndam ndax loo bëgg it dalay jaral waaw Sénégal yëpp tam ñoo ngi leen di jox rendez-vous dinañ ñëwaat man dama bëgg réew mi pour aimer son pays il faut connaître son histoire et sa géographie dinaa ñëwaat rencontré waat leen fa gën a sori waaw ngir dajewaat ak yéen ñu dajale rek li nga xamante ni moom mooy soxla yi am na lu bari luñ ci xam waaye dinañ ñëwaat gën koo xam gën koo nemmeeku waaw fa ñu nekkoon fauteuil bañ daan toog ngeen daan ñu ci gis ca télé ba fauteuil booba amuñu ci différence ak fauteuil bi ñuy dem occuper ci assemblée nationale waaye fee dañoo toogoon ñu jàpp ne fii réew mi toll nag taxaw moo jot moo tax perchoir ba lañ bëgg a taxaw maa ngi leen di gërëm baax leen sant